salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku àdduna gi yëpp tey moom maa ngi leen di jaale nit ku baax ku ñuy wax Sidi Lamine Niass maa ngi koy jaale waa Kaolack di ko jaale Niassène di ko jaale groupe Walfadjri di ko jaale képp kuy journaliste di ko jaale képp kuy politicien moo xam béykat sàmmkat nappkat tukkikat yéen ñëpp jaale naa leen Sidi Lamine Niass di ko jaale sama bopp ndax nit ku defar télévision boo xam ne fu waaye amee naqar ci àdduna gi nekk Sénégal wala nga nekk bitim réew balaa ngay xalaat fenn dangay naan xaaral ma dem Walfadjri te boo ñëwee mu ubbil la buntu yépp xejal la yaatal la nga wax sa soxla yépp te lii may wax parce que sama baay dëgg nañ la ñun ñëpp dañuy dem donc di ko jaale Sénégal di ko jaale umma islamique bi di leen xamal ni tamit doomu aadama bu nekk dundam jàngat la maanaam bu ñu xoolee moom 1950 la ñëw àdduna génn àdduna 2018 donc loolu 68 ans la te boo xoolee 68 dafa nekk chiffre bu yéeme ndax boo jëlee 68 boo ci yokkee boo defee 68 plus 2 daf lay jox kun 70 la ndax keef gi 20 la ñun di 50 boo jëlee tamit 68 boo ko mooyee de 66 la lay jox mu nekk allah donc moom diggante allah kun la nekk 68 boobu maanaam boo jëlee sax 68 boo ko multiplié par 2 136 la lay jox 136 dafay nekk 66 plus 70 mu gën a leer mu nekk allahu kun donc moom dundam dañ koy méngaleeg turu yàlla googu. ñun li ñuy def yëpp mondial amu ci international amu ci yàlla mooy ki nga xam ne lu ko neex def ko man li ma séntu woon mooy man ma njëkk fi ma jógee fi sii di taxawuma ndax ma gënaa ko juróomi at kon su fekkee yoon ne man dama fay jógee moom mu teg ci juróomi at door fi jógee loolu moo doon ordre bi ñu ñëwantee waaye yàlla moo def lu ko neex moom mu njëkk maa dem waaye mosuma séntu di ko xaar di ko taxawu gannaawam kon nag bu dee loolu am na war naa ko def ak responsabilité donte le lu métti la ndax mbokk biir mbokk day am noor am nawet am tàngaay am sedd am ngelaw am dal am xiif nangam te loolu dafay dox kenn ku ne sa diggante ak sa mbokk muy sa ndey muy sa baay muy sa jabar muy sa mag muy sa rak muy keneen mais loolu bu kenn réer loolu fonkul mbokk xooyalul mbokk dindiwul mbokk te it cofeel ci xol rek lay nekk gannaaw moo waxee loolu moo wax ne sama rakk bi fi jógee Sidi Lamine ñàkk na baayam ci juróom-ñetti at amul kenn suñu yaay dëkku fi amul fi ay mbokk suñu baay bàyyiwul am ñu sonn lool rawatina moom coono boobu ak fi mu wàccee liggéey juróom-benn fukki at la yoo xam ne dem na ci bay liggéey di mën a tudd milliard bu dugg bu génn bu jëm nii te fekk ci jafe-jafe boobu la tàmbali woon àddinaam lépp métit la woon waaye bi ci gën a marquant mooy jamono ji nga xam ne Abdou Diouf jël na ko nommé ko ambassadeur Sénégal Iran ba mu jot ay lettre de création war a dem mu am ñu mu jaxasool fii ñoo xam ne wax dëgg newoon naa ko mu jaxasoog ñoom ndax ay yàqkat la yàlla def sama terew loolu am mu jëlee ci benn feebar bu métti boo xam ne ñu ne ci kër gi yëpp famille bi xam nañ ko journaliste yi fa collaboré xam nañ ko ba loolu gàllankoor mu mënoo taxaw liggéey bi xamu mi jël ko indil ma ko ñàgg ni ma saraka ngoog
ñun dañuy liggéey léegi dafa feebar fajal ma faj ba yàlla may ma ca ndam mu ko liggéey bi continuer ba yegg fii mu yegg waaye ñàkkul lu ca desoon ba tey mu ànd ak mitit yu bëree bëree bëri yoo xam ne da ko muñ ndax moom nekkuloon kuy njàmbatu dafay nëbb sax lu métti ci moom ñooñu nga xam ne nag ñoo ko yàqaloon liggéey bi dañ koy isolé ci ñi nga xam ne ñooy mbokkam yoo xam ne ñoom mën nañ koo faj wala ñu dimbali ko loolu dem na tey waaye nekk ni victime loolu ma leen wax ndax amul benn nit ku gëm ne bàyyi ña la gën a jege ñu nga bokkal ndey ak bàyyi te du kenn du ñaar kenn mënta taxaw ne loolu de tayeet la kon loolu ku ko def dañ lay jéggal te xam ne ànd ak sa mu dem ci loolu bi nga xam ne isolé nañ ko ba mën a jot ci yaramam ak sax lu raw loolu ñu isolé ko dem ci liggéeyam mu defaroon groupe de presse bi gënoon a brillant gën a noble gën a kii ci Sénégal ak sax ci Afrique ñu nekk fa ci isolement boobu defal nii bul def nii di ko boole ak ay journalistes de talent ñu leen di dàq benn par benn di ko puus mu endetté boîte bi ba tey jii ku ne xam ne boîte bi mënta fay ay borom bu kenn taxawul fay ko wala nga def ay aménagement ak banque yi mënutu la def xëy na loolu sax ci li yokkoon mi tam la bokk mais damay wax ñooñu nga xam ne ñoo yàq liggéeyam yàq yaramam ba mu feebar ne buñ fekkee ne am nañ ndam tey fenn nañ wallaahi lu mu defaroon dañ ko defaraat ba yokk ko Amadou Baldé. Je suis là au nom de la communauté guinéenne, au nom de l'ensemble aussi des représentants, des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, pour venir exprimer notre compassion au peuple du Sénégal et présenter nos condoléances au président Macky Sall, à l'ensemble du peuple sénégalais, à la confrérie Niassène pour la perte que nous avons aujourd'hui, pour le rappel à Dieu de l'âge Sidi Lamine Niasse, qui est un monument dans la presse sénégalaise, dans les médias du Sénégal, qui a participé activement à la vie sociopolitique et religieuse du Sénégal. C'est une grande perte et nous exprimons nos condoléances, nous présentons nos condoléances au peuple du Sénégal, au président Macky Sall et à toute la Oumma islamique. C'est une grande perte. Nous prions pour le repos de son âme. Et aujourd'hui, le Sénégal dans son ensemble pleure Sidi Lamine Niasse. C'est un monument, comme je le disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la stabilité socio-politique du Sénégal.
et il a contribué aussi à l'affirmation de la religion musulmane au Sénégal. Il a contribué au dialogue islamo-chrétien et c'est quelqu'un d'une grande dimension qui a donné de soi-même, de sa personne et de ses connaissances pour un Sénégal stable, pour un Sénégal uni, pour un Sénégal de prospérité et de paix. waaw man maa ngi tudd Sayer Tabedou nekk président des jeunes marchands ambulants débrouillards tey mën naa ne ñun kuy ñàkk ñun ñoo gën a ñàkk ndaxte Sidi en tant que marchand ambulant ñun coow bu ñu mës a am daf ñuy jàppale ci presse ba liñ si doon sàkku lépp wax dëgg yàlla loolu am kon mën naa def témoin que ne Sidi moom da doon xeex ngir néew ji doole yi parce que ku nekk xam na ne jaaykat amul doole tey sunu problème yi réglé yëpp mën naa ne yàlla ak Sidi moo tax problème yooyu antu kon tey mën naa ne adduna bi yëpp a ñàkk ndaxte Sidi jàmbaaru l'islam la jàmbaaru fàkk tëdd la nit koo xam da doon xeex ngir l'islam jëm kanam la nit ku bañoon ku néewal doole nit la nit ku bëggoon justice la nit ku doon doxal démocratie la kon tey jii kooku bokk na si ñoo xam ne nii tey indépendance su amee ak wax lu la neex mën naa ne Sidi bokk na si ñi ko xeex grâce ak télém bi ak rajo bi ñëpp gis nañ ko moom dem na si kaso daj na si lu nekk loolu yëpp du woon pour moom da ko doon def rek ngir néew ji doole ngir bëgg dëkkam ngir bëgg réew ñun daal ñu ngi koy ñaanal ñun ci turu marchand ambulant yëpp yal na ko yàlla xare àjjana oyofal suuf si kawam yaatal bàmmeelam fi mu jëm noonu gënal ko fuuf fi mu nekkoon te am nañ si yaakaar bu baax a baax maa ngi gërëm ñëpp di sañ ñëpp vraiment naqar bi di ko naqarlu ci turu ñëpp. ñëwoon tey ji ci yëfu Sidi Lamine Niass di sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax ndax yàlla moo ñu sàkk moo ñu moom suuf bu doon regg ba mu jëlee Rasulullah lay doyal fii ci Sénégal bu doon regg ba mu jëlee Cheikh Ahmadou Bamba Alaaji Malick Limaamul Mahdi ak ñu mel noonu ci lay doyal waaye Sidi dafa nekk nit koo xam ne dafa njabootoon Sénégal gépp jël Sénégal gépp def ci di ginnaaw boot mi tey ji am na góor yoo xam ne ay nit ñoo xam ne waruñu woon taxaw fii muy ñi may wax mooy les policiers waruñu woon taxaw fii tey ci bësam bi ñoom dañoo war a bàyyi ba nit ñi dem ñoom ñu yow di jaare ji par SMS ndax li Sidi doon woote ñoom dara lañ ci deful loolu rek la li Sidi doon woote dara lañ ci deful ñoom seen bopp lañ fi nekkal askan wi ngi sonn Sidi moo ñu doon xeexal fu ñu nekk ni ñun ñëpp doon nañu jërim bépp Sénégalais buy góor bu am éthique doon di jërim nañ ñaan yàlla nag suñu borom heureusement Sidi li mu ñu wone li mu ñu jàngal am na yeneen Sidi yoo xam ne dina ñëw bu soobee yàlla suñu borom ñu ngi ñaan yàlla nag Sidi fa mu jëm yàlla na ko gënal fu mu nekkoon. lan lañ mën a jàpp ci Sidi Lamine ci jikko yu rafet ak ci xeexal Sénégal. jikko jullit la yore woon ndax góor la woon doyloo la woon parce que nit boo goree te doyloo woon ndax am na lu def Sidi ku doyloo la woon bu ko nekkoon nekk ay ministre yor ay poste ministériel mais amoon na lu ko gënal loolu bu sañoon buy bokkal ñi xiif rek lay bokkal. loolu moo doon étigam mais moom soxla woon alal pour moom gëmu ko woon xam na ne bés bi dana am mais ñi nga xam ne dañuy topp alal xalaatuñu bés bi ñoom ñoo fi nekk di ngaf ngafi fu taw ñu dem fu wow ñu dem ñu abal la Sidi nag musul xool loolu moom li ma doon xool mooy digganteem yàlla ak yonente bi ku ŋàññi l'islam ku ŋàññi réew mi loolu rek la doon wax ak génnee nañ ci souffrance Sidi loolu la def ba yàlla jël ko ñu ngi koy ñaanal yàlla nag fa mu fii mu jóge jëm fa ci àllaaxira yàlla na ko Rasulullah teeru ak li mu ko xeexal yëpp yàlla na ko teeru ci àjjana yi gën a kaay àjjana firdaws bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad. asalaamaaleykum wa rahmatullah dama bëgg a seede Sidi parce que man ak moom dañu bokkoon nekk à l'extérieur di jàng ñu nekk Égypte di jàng foofu ñoo bokkoon benn lycée ñu bokk benn université. Sidi dama koy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla na ko yàlla yërëm Sidi jullit la Sidi góor la Sidi ku bari njëriñ la parce que bi ñu nekkee boobu moo nekk suñu président étudiant yi moo fa nekkoon toujours dafa daan jóg dem ci ambassade bi taxaw ci affaire étudiant yi taxaw ci affaire bourse yi taxaw ci affaire social étudiant yi dafa daan ñëw jóge foofu di ñëw tijjee ñëw def congrès pour loolu yëpp pour maslaha étudiants yi maslaha Sénégal di bu ñëwaatee fi encore mu jël loolu dans loolu moo tax Sidi toujours mu ngi àttal li nga xam ne moom li mu gëmoon mooy liggéeyal Sénégal. C'est vraiment un monument
je dirais non seulement de la presse nationale, mais un monument du Sénégal tout simplement. C'était un homme de bien et je pense que la plupart du temps, il faut que les gens quittent ce monde pour qu'on puisse connaître vraiment qui ils sont. C'était quelqu'un qui avait des principes, qui avait des convictions et c'était quelqu'un qui était profondément croyant et pratiquant. Vraiment, c'est ce qu'on peut dire. Ces principes, c'est les recommandations divines, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était profondément quelqu'un de véridique, quelqu'un qui essayait toujours d'être juste. Et c'est quelqu'un aussi qui avait des convictions qui étaient profondes, qui était là pour toute la communauté, qui était là pour toute la nation et pas seulement pour ses propres affaires. Répondu présent à tous les appels pour le Sénégal. Absolument, c'était quelqu'un qui, même de son vivant, était quelqu'un d'exemplaire, aussi bien dans le domaine du public, mais surtout dans le domaine du privé. C'était une personne vraiment très courtoise, une personne vraiment très conviviale. C'était quelqu'un qui avait de très grandes qualités humaines. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Yéen waa Sénégal Live ñu ngi leen di sant ci waa presse bi yëpp di leen ndokkeel ci li ngeen def ndax lii lu am solo waaye bis bi dafa nekk bis boo xam ni bis bu doy waar. Sidi Lamine école la woon moom ci boppam dënn bi école la woon exemple la woon boo xam ni li ñuy wax muqtadam bii moom la royukaay bu mag la ci njàmbaaram ci fitam ak ci taxawaayam ak ci njàngaleem kon xam naa xat na te coow li bare na fi ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm waaye li ma gën a jaaxal man fi ma toll maag yu bari ñu toog di ko waxtaani réew mi fii mu toll ñu jëm ci élection ku mel ne Sidi Lamine bu ñu wanee gannaaw ana kan moo koy remplacer taxaw fi mu taxawoon ba lépp lu bëgg a xajamal mbir mi mu taxaw ci wax ba reeteet leen ku mel noonu laay laaj Sénégal yi di leen posé question kan mooy taxaw ku mel noonu ndax borom xam-xam yu bari fi nekk ngalaat nañ leen ba kenn ñëwu la wax moom nag dafa xamoon boppam moo tax nanguwul woon a jege benn ku nekk ci foire bi du lekk sa dërëm ndax bu lekkee sa dërëm du la mën a wax dëgg loolu moo taxoon mu écarté wu samp yi fi boppam loolu ñu ngi ko ci ñaanal yàlla yàlla ci yàlla defal tawfeex di nga leen di ndokkeel yéen yi journaliste yëpp di leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk yàlla na nga dem ba am sa këru bopp ci daraja yonent bi ci barke bis bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa tudd Abdou Karim Sarr directeur publication journal Al Wahda nekk journal boo xam ne ca langue arabe. tey ci levée du corps. waaw dama ñëwoon ci suma mbokk suma xarit suma genn wàll parce que ñoo bokk lépp ñoo bokk culture bi ñoo bokk pas-pas bi ñoo bokk itam li ñuy liggéey mu nekk ci su mag boo xam ne dal na ci suñu kaw mu nekk loo xam ne itam bu rëy la pertement bu rëy ndax ki dem ci culture am ci xam-xamam jàmbaaram ci lépp loo xam ne luy développé réew la mu ngi ci doon yëngu waaye nag yaakaar naa ne dina res parce que bàyyi na fi loo xam ne du tey liggéeyam muy loolu kon dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko indi woon ci àdduna te laaj ko woo ko mu dem xam na ko yàlla yërëm fay ko liggéeyam bu baax li nga xam ne bàyyi na ko ñu di ko jëriñ. waaw loolu day jafe na lool parce que Sidi passe-partout la woon Sidi ci li ñuy wax makaana ijtimaaiya boo demee ci rang social am Sidi ci kilifa diine yi la bokk nga dem ci intellectuel nga fekk ko Sidi nga dem ci presse boo dem côté boo dem rek nga fekk Sidi umma la woon li ñu wax naan li yàlla waxoon yoon yàlla Ibrahima nekkoon na umma nation Sidi nation la woon Sidi xeet yëpp la représenté woon dana jafe loolu ñu amaat ku mel ni Sidi. mu ñëw ci Talla Diazaka la non Talla Diazaka sincèrement kooku sama doon cousin la doon àndal. est-ce que yaa ngi comprendre parce que dama toog naan dama toog ci si télé naan damay am différence de ce soir. dëgg la yàlla man en personne dama xamul lan moo ko poussé mu toog tey buñ la invité télé
war nga wax lu la avancé lee mais pas ngay toog naan ay nit ki sax man pour man tey doo ma invité ma ñëw naan laan man de Malcolm mi génn nañu xam naa ko 7 ans c'est pas intéressant nañu waxante dëgg yow nit ki même boo ko xamee te man dama gis ni sax nit ki boo leen génnoon 20 ans 10 ans amoo pour toog naan ci télé bi que nit ki génn naa moom 7 ans xamante naa moom 10 ans mars ma la koo xamante ne yéen ñaar mosoo leen seet sax je t'aime je t'adore na joxate dëgg sincèrement bu ñuy wër buzz mën na ko wëree ci papam mu wax ko buzz papam bu mu jug man juguma c'est que Pape Cheikh dafa am loo bëgg a dara foofu. waaw vas-y faute bi du man. ok tey man sama slogan. mooy damay job man xooluma leneen xooluma sama papa la ko def xooluma kii la def man xamuma kenn sama bopp laa xamal. déjà ma dégg man damay job sama job. après le reste mooy loolu. man tey su ma génne album 2 album laay génne ndoo. damay génne album afrobeat damay génne album mbalax du benn kenn mais tey su ma xëyee tey man yëguma ko dama xëy toog sama gàlle parce que waa benn site ñoo ñëw sama soirée papa bi ñu ñëwee ñu interpellé ma ndekete waa site yi dañoo baax ndekete ñoom am nañ suuf si dama doon gën ak ndaw soosu mais ñu laaj ma ci mais tey man xam nga tey loolu attends xaaral Ndiaye balaa ngeen xaaral xoolal Ndiaye ñu ngi fi nekk genre di yuuxu si kër gi di nekk di wax xaw ma ay lan ak taa caw di ci naan police effet de contre plainte voilà attends ma expliqué la man déjà xam nga man dama doon ma nekkoon si ay nelaw démb ba tey xam maa woo jotuma la am na wax yoo xamante ne démb studio laa nekkoon moo tax jëluma damay déglu merci beaucoup man problème xaaral rek déglu ma man sax ba déglu ma pour te dire dama puus pour ma nekk sama yaay ci affaire de taille nekk pour ma wax ak yow gis nga man su ma la woowoon pour ayu parce que dama ko commencé par fii la gën a réew man xam nga man dara fokkuma li ma toog sama àdduna bëriwul te tey comprendre bëgg mooy waaw dégg ma li ma bëgg mooy waa attends dama leen juste li ma bëgg man li ma bëgg mooy waaw dégg ma li ma bëgg mooy man xam nga man tey ci plateau ba xam naa dama ci amul dama jëlu ba ma jëlu ma ko ci ma parce que man maa la woo damay déglu dama jëlu li ma bëgg a pousser man c'est pas à moi man dañuy ñëw man ñëw ma ci kenn ne ko laaj ma ci diw loolu su ma koy wax loolu su ma jugoon pour wax ci yow wax naa ko bu yàgg su ma jugoon wax ci yow wax naa ko bu yàgg mbay ba heure bi ma di ko wax dañu ma laaj ci yow ma ni am nañu relation fait ça relation mooy lan la ma relation allo yaa may dégg xam nga la ma relation c'est vaste ñu xamante ne léegi c'était 2011 ba 2016 donc c'est quoi le problème nit ñi nekk fi yokk ay titre indi ma ci ay problème nit ñi dama saaga ci net bi di wax leen neex man ma am loo métti nekk ma ci nga bëgg ma owaat bëgg ma indi beneen affaire tey man ab salaat damay déglu xam nga man sama personnalité li xam nañ ko ma ko li bëgg ci biir ba bëri dañu ma ci kër yi dama biir ci ñu sëriñ gis nga toon xam nga loolu foofu gën a nekk man dama ko nekk ci sama kër xam nga moo gën a nekk ci person wax tey jii am naa émission suba yeewu leen xam nga kii mën a naa yàq mais je pense que non mais aussi yaa quelque chose dafa am lu ma métti dafa am lu ma métti yow xam la moom métti xam nga dellu ma bu baax xam nga la dellu ma après nga wax maa la ko mel xam nga waa Seneweb nga wax déglu ma maa ngi lay wax lu intéressant wala boo tay naan da ngay wax man ngay waxat naan biti comme si que ne yow sa papa duy wax kay jaar dëkk man boo toog nit yow lan la apporter nga toog ni biti lan la apporter je sais pas mais yow nga may sa papa nga wax ci sa avenir sa bopp ma xam nga tey jii nii mu toog damay déglu man su ma toogoon ci plateau ba kii dama toog di wax ci yow man dama dul sa morom voilà li ma amoon ko mooy li ma ko mooy génne ma ci affaire de détail ak fayda yooyu loolu rek la am solo man boobu dama toog ba ne xam naa la xaw ma la xamoo ma ci man dégguma allo ma ne gis nga man monsieur di ma toog di ma woo ci émission wala may wax ci kenn koo xamante ne mës naa la xam peut-être que mënoon naa tudd ci sama famille lu siiw peut-être am naa ko ñu ko wutul parce que bi nga invité émission pour commencer le concept bi nga invité émission pour nga toog di la nga wax ci sa bopp la wala nga wax yéen sur sa douze pas wala nga wax mais pas jël sama tur allo waaw maa ngi dégg allo oui ma yaa ngi dégg attends non déedéet ma wóor ma la pour téesante wala wóor pour xuloo parce que ay dégg man ci internet wax non man déglu man waaw déglu ma yaa ma woo déglu ma ma déglu waxal
dama ne man awma benn intérêt toog ci télé bi di wax daa ula man yow yaa posté ci sa page nga ni xaw moo ma sama booy ñu ñoo ni monté ko man monté wu ma dara xooluma dara lu may seetee ci envers lii ak lee man du ma fi man xaw ma lu ma ciy seet. non xam nga man waa dégg ma naa la woo dégg ma ala loolu dégg ma sër laa xam nga am naa émission suba léegi moom expliqué la xam nga am naa émission suba xam nga suba bi ma bëgg a tontu rek kay comme sama émission et je pense que sama émission en direct lay doon defe naa nga expliqué la defe naa man lu ma bëgg a tontu wala su ma amoon lu ma naqari parce que Seydina Moussa def naa suñu site nga xam ne ñun maral bi da comprendre li ma bëgg a tontu yéen ma tontu quoi pour commencer ñun suñu suñuy liggéey fa dañu commencé wu naan wéy que dañ day tontu ñuy diw la tontu ma ne leen jaru ko parce que peut-être que ki ngeen di tontu moom yow la ñuy nekk dina xas ci internet bi yow pour commencer lenn rek mën na ko rus parce que lépp si sa papa lañ koy awalee naan papa bi amul bër doom ji fa la koy awalee patati patata gis nga àdduna bu si nekkee rek ñaar looy bëri il faut que respecté gis nga ma tey jii nii waaw déglu ma yow xam nga ba ma dégloo tamit damay obligé sa xool sama téléphone damay déglu xam nga damay dégloo allo. maa ngi dégg yow lay déglu. man xaw ma ni sax journaliste yi fan lañ jëlee seen ressource ci affaire bi ak ci affaire bi man juma baleekuy man faalewu ma ci def sama papa talaaw ak samba diga laa yema rek man sama vie laa am sama life laa am démb bi ma pas Cheikh laa jël حب شيقي تجاني حرق قلبي في عمري دوما في عمري دوما لشيق قباء حب شيق تجاني حرق قلبي في عمري دوما لشيق قباء حب شيقي تجاني حرق قلبي في عمري دوما لشيق قباء ثم نودي من حضرة القدس يا مدو فاخرج يفوذ منك الأنيم ثم نودي حضرة القدس يا مدو فخروج يفوذ منك الأنيم ثم نودي من حضرة القدس يا مدو فخروج يفوذ منك الأنيم كان للشيخ من كرامات قوم باهرات ضاءت بها ظلماء خارقات الإمام أكثر من أن تطفيا أو يأتي بها البلغاء منه أن كان تابعا نهجادين ليس عنه يغيب وهو ثراء منه أن كان مالك الخلق طرا غافرا أهل عصره زنماء منه أن قال طه أنفق بلالا منه أن قال الرب هذا العطاء ناظر الشيء آمن كل يوم جمعة أو من غيره ذا سواء قول شيخي كترجمان رسولنا دون إفك وليس فيه قفاه حائز من بر لدى يوم جمع ثم يرقى له عليه استواء ثم نادى على القلائق ناد أهل ذا العصر طاب منكم هناؤه ثم نادى على القلائق نادنا أهل ذا العصر طاب منكم هناؤه إن هذا إمامكم ثم هذا نال منه ما ناله الكرماء ستة
من مئين لوذن الشعرات منها لقفتي الأولياء تلك من صح بالشيق فاعجب بقطب هذا سبقا أصحابه الأصفياء قدم الشيق فوق أرقب قوم كل عصر سيادة قصاء زويات الإمام صل تقبل دون شك فيه وليس مراء زويات الإمام صل تقبل من دون شك فيه وليس مراء من كرامات شيخنا طي أرض وتراكب الإثم كيف يشاء طافت الكعبة الشريفة بشيخ عديدا يا حبذا ذا العطاء كاس شيخي